jërë ngeen jëf bëgg lu neex Macky Sall tax Idrissa Seck di ginnaawal waa Touba waxuma ko Talla Sylla ko wax ji mi ngi ne dàng ci xët mu njëkk La Tribune journal bi tegal ñu ci ne kii bàkko ne moom ak Macky Sall mburo ko soow la ñu Talla Sylla yàkk na ko lu mel ne xeme taal na Idrissa Seck ba mu tàkk jëppét dem na ci wax ja bay xam le ne Idrissa Seck nit la ku yëg boppam nit la koo xam ne faalewul kenn gëmul dara lu dul intérêt boppam poosu boppam bopp sa bopp rek lay doxee mu ne li tax ba moom Idrissa Seck moo ki liet naam jaratuñu dànku mbuum ci réew mi moo di ñoom ñëpp ànd sukkandoo jébbalu ci Macky Sall le mandat nañu Idrissa Seck ak Talla Sylla ñoo ngay bujjante di ko ñàkkante ca benn dëkk ñaari gaar dëkkub Maam Kumba Bang ba it di ca Ndar journal L'Info nee nañu kii di Mary Teuw Niane ma nga fay wan Mansour Faye lu dara jarul la ñu doon joxt ak doon ko lam-laame mu di defante ci diggante ñaari kilifa yu Benno Bokk Yaakaar ca maire bu Ndar defante ba tàmbali na ci lu wér péng Mary Teuw Niane wax na Mansour Faye wax ju rëy nee na ak xaalis bu bari bu mu mën a xëpp ci dëkk bii di Ndar du tee bu ñu wéetee ci mbañ gàcce yi ca la ñuy tàggoo ak doxalinu nit ñoo xam ne te wàllu suuf ci kaw loole moom Mary Teuw Niane mi ngi ciy dolli ne ay nit yu incompétent yu amul benn respect ci suñuy valeur nekk ci jamono ji mel na ñey wu nekk ci àll lu ñu war a conseil départemental bu Linguère gi waa Benno Bokk Yaakaar bëgg a teg ci loxoy nit ñu màgget ba xubbi daas ci la journal Source A xëy ba di ñu wax ne ceeña ñu fa investir ñi ci gën a néew la ay at ëppal nañu juróom fukk am na ci liste ba fukki nit ak juróom yoo xam ne ku ci nekk ci ñoom am nga juróom benn fukki at am na it ku ñu fanaan si del saw bokk ci conseil économique social et environnemental moom juróom-ñaar fukki atam teg na 71 ans la am tête de liste majoritaire ba di maître Amadou Ka ak tête de liste proportionnelle ba di waa nee nañu làq nga juróom benn fukki at ak juróom-ñett ñi làqul seen bëgg-bëgg l'observateur nee nañu ci xëtamu njëkk mooy préfet yi ci réew mi ne yeewi gi cour d'appel bëgg a yeewi candidat yi ñu rejeté seeni dossier candidature ñoom préfet yi ànduñu ci ñu ànd ci Vox Populi moom it ci coalition yeewi askan wi la xëy ba duñu xamal ne fi ñu tollu tembe cour suprême mooy seen sànni tàccu ngir seen liste yi ñu rejeté ci diiwaan yu bari ci réew mi ñu dugalaat leen Ousmane nee nañu ñoo ngi ci xeex bi ngir seen liste yi ñu rejeté ca Diourbel commune Diourbel département ca Boké Dialoubé ca Tivaouane Peulh Niaga ca Tankonto ca Ndombo ak ca Sandiéry ñu validé leen ko Vox nañu kii di Mamadou Guirassy mi ñu invalidé ab listam rejeté ab recouram ci cour d'appel moom lépp préfet bu coalition mu di Benno Bokk Yaakaar mi ngi dund guddi ñu tollu situation boo xam ne pour mu génn ci dana jafe ne ñaxtu yu xultu investiture yi liste parallèle yi mi ngi ne jasar ci seen biir te am na ci yoo xam ne njiital coalition bi di Macky Sall nee na sant ko kenn te it ñoo ngi dégg waxi wat sanction ci yenn gox yi gox bii di Ziguinchor lëkkute gis professeur yu jigéen ya ca université Assane Seck bu Ziguinchor ñoo doon def démb ab toogaanu ñaxtu harcèlement sexuel yi leen yenn étudiants yi di def ak fitnaak wax yu ñaaw yi ñuy dëkkee dund nee nañu moom la ñu na basta journal L'As moo ko bind ubbil yéenekaay bi nee nañu tenue yi force spéciale yi di sol bëggatuñoo gis kenn di ko sol ci réew mi te bokkoo ci ñoom journal bi nañu garde corps yu politiciens yi nag bokk na ci ñi leen tax di gën di wax ñu wax ci coow lu rëy mu di Maguette Faye di xale bu jigéen bi demoon fekk ex faram di Aliou Top mu doon marié mu jam ko paaka ca mariage ba yéenekaay bi nee nañu moom xale bu jigéen bi defoon loolee di Maguette Faye nag nangu na ko ba wax policiers yi li tax mu def ko nee na da doon génn ak Aliou Top Aliou di ko takk ba pare trahir ko bàyyi ko fi dem takk keneen moo tax mu bàyyi ba jouru ma ko mafia CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. gën nañ ca fas na ci Algérie wutali nuul kilifa fi ci Sénégal mooy Sarr mi yoon nguur gaa ngay liggéey ngir ñu fexe ba ñoom ñooñee dellu ci si Sénégal ay syndicalistes di yëngu ci wàllu transport demuñu wuyu ji ministre de tutelle kii di Mansour Faye waxtaan ngir daal ñu xool nees waxtaan ci seen mémorandum bu jëm ci wàllu transport routier waaye tamit ñi faral di yóbbu seen marchandise ci kaw tali bi waaye ñii di yëngu nag ci wàllu ay syndicat de transport ñoom demuñu wuyu ci boobu lay waxtaan candidature bu Moustapha Guirassy ci mairie bu Kédougou cour d'appel bu Ndakaaru dafa daal di dëggal préfet ndax dafa jël dossier bi daal ne mënatu ci bokk waaye nag kii di Guirassy di candidat bu Yewwi Askan Wi foofe nag ne du bàyyi fi sedd ndax dafa fas yéene saisir cour suprême coow am ci candidature bu Cheikh Issa Sall ca mairie bu Mbour moom nag coalition Benno Bokk Yaakaar moom moo ko fa daal di samp waaye nag la mu doon magistrat waral ba coow li am foofe docteur Pape Saliou Guèye di enseignant chercheur ci wàllu droit public ne saisir na cour d'appel bu Thiès ngir mu war ci technique Abdoulaye Diop Yacine Pouy moo nekkoon ci digital bi danaa fi ñëwaat ci kanam incha allah waxtaan ak yéen ñu waxtaan ci penco rek teel la ñu waxtaanee dina am ci sët yi ba muy teel bés bu ne ñu jàpp ne lu mu néew dina am ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci di sox Ndiaye xëy des oulémas salaamaaleykum. ci jongante ñi jiite gox yeeg goxaati yi ñu jàpp ci janvier atub 2022.
jël na décision ñun duñu def lu dul respecter décision parce que ñu jarul ñuy toppaat élection yi duñu mën a bokk yii di ñëw incha allah amuñu candidat donc dañuy xaar mel. waaye nag liste bu coalition defar sa gox bu commune bu Salémata cour d'appel daal di koy valider ñoom nag seen couleur yi lu mu xawoon a méngook ak bu Benno Bokk Yaakaar moo taxoon ñu dàkk ko Mamadou Saliou Diallo nekk ki leen jiite. yàlla def na am naa ci ndam au même titre que man ak sama camarade boo xamante ne moom si départemental bi la nekk quoi donc on a eu raison sur le préfet quand même la décision a été cassée par la cour ce n'est que justice rendue dañu delloo suñu dëgg rek. Lass Badiane nekk candidat ci mairie bu Grand Yoff teewoon ci yile bërëb ngir daal di déposer ab recours ngir ñu daal di neenal liste bu Benno Bokk Yaakaar ci seen gox bu ñu sukkandikoo ci moom am na ay lënt-lënt yiñ ci mën a nemmeeku. ci biir liste bi dañ cee gis ay njuuj njaaj yoo xam ne waa Benno Bokk Yaakaar def nañ ko ci dafa am benn député bu ñuy wax Moussa Sané boo xam ne ci profession am daf cee def ne moom expert immobilier la donc Cheikh Ndiaye moom it bokk Benno Bokk Yaakaar wax ne c'est un inspecteur de l'éducation dugal ci liste bi ay profession yoo xam ne dañ koo réglementé. Cour d'appel bu Dakar wuy di jot ay recours parti wala sax ay coalition politique ci tribunal bu Dakar fi nga xamante ne fa la juridiction bi nekk jamono ji bëreegul ay politiciens. Aminata Ba docteur Pape Saliou Guèye enseignant chercheur ci wàllu droit public nag moom saisir na cour d'appel bu Thiès ngir daal ñu daal di neenal candidature bu tête de liste foofee bu coalition Benno Bokk Yaakaar ca mairie bu Mbour moom mi nag di membre bu Yewwi Askan Wi jàpp ne daal li mu doon magistrat moom mi Cheikh Issa Sall waru ko may mu doon candidat foofee ca mairie ba ñu déglu kii docteur Pape Saliou Guèye ci micro bi Abdourahmane Diallo. magistrat amul droit def politique wante dafa am lënt boo xam ne ni ñu tëggee texte bi maanaam statut magistrat yi ni ñu ko tëggee muy parce que ñaari statut moo am na statut magistrature judiciaire am na statut des magistrats de la cour des comptes mais ci fànn boobu ni ñu ko kookee day xaar di Aliou Niane Pape Saliou Guèye la ñu déglu léegi laata Aliou Niane. ci ngoon dañoo saisiroon cour d'appel bi ñu ko saisiree dañ koo laaj kii nga xam ne mooy Cheikh Issa Sall nga xam ne magistrat la ba tey nekk tête de liste majoritaire communale bu coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci Mbour ci élection locale yée ñu jëm ndax mën naa doon candidat wala mënul doon candidat bi ñu defee ay gëstu dañoo jàpp ne loi bi nga xam ne moo tëgg Cour suprême ñu gën koo xam ci loi 2016-26 du 5 août 2016 bi nga xam ne moo abrogé ba pare remplacé loi organique numéro 99-13 du 17 février 99 portant statut des magistrats de la Cour des comptes waaye bu ñu defaatee suñuy gëstu xool nañ ne boo demee ci code électoral bi la commencé L27 ba L275 daanaka dafay tere ko xam ne magistrat la ngay bokk ci kuréelu politique wala ngay politique wala nga bëgg ñu fal la maire yu demee noonu waaye boo continuer it Abdourahmane suñu gëstu dañoo xool ne même code pénal bi daf ko tere ci article 130 ba 132 waa ñu jàpp ne rek comme yoon mayu ko moom mu nekk candidat ñun bëggu nit suba ñu am maire boo xam ne wax dëgg yàlla teguwul ci yoon ba nga xam ne leneen mën na koo rattraper mu nekk en exercice de ses fonctions ñu naan ko voilà kaay wuy ci tribunal bi parce que waroo woon a doon maire. jafe-jafe boobee nag texte moom moo war wax ci carrière magistrat yoo xam ne daal dañu faral di yëngu ci wàllu politique faw ñu xoolal bu baax a baax ngir ñu mën a daal taqale lépp daal loo xam ne mu nga jëm ci politique ak magistrat bi def liggéeyam ni mu waree ñu déglu nag kii di Aliou Niane moom moo nekkoon fi président bu UMS mu ngi ci téléphone bi ak Macoumba Bey. magistrat amul droit def politique wante dafa am lënt boo xam ne ni ñu tëggee texte bi maanaam statut magistrat yi ni ñu ko tëggee muy parce que ñaari statut moo am na statut magistrature judiciaire am na statut des magistrats de la cour des comptes mais ci fànn boobu ni ñu ko tëggee benn la et ni ñu ko tëggee baaxul parce que dañuy wax ne magistrat bi warul def politique même su dee mu ngi en cas de détachement même su dee mu ngi en cas de détachement warul def politique alors que détachement du moom rek mooy position am na ñoo xam ne nekkuñ détachement ñu ngi disponibilité bés boo ne même en cas de détachement warul def politique ki nekk disponibilité day jàpp ne moom war na mën a def politique et juridiquement ce serait valable donc aujourd'hui dañu war a tëggaat texte yi wane ne magistrat bi quelle que soit sa position warul mën a def politique te ki nga xam ne dafa nekk disponibilité bi jeex reprendre liggéeyam
loi bi ci boppam moo ne kooku dafa démissionner parce que la loi moom moo ne après une période de disponibilité dañ lay considérer comme démissionnaire ki nekk démissionnaire nag mooy ki nga xam ne amatul benn lien ak magistrature kooku su ko neexee mu dem defi leneen defi politique wala defi leneen mais man de li may retenir mooy dañu war a gaat loi bi ba nga xam ne confusion boobu ci am danañ ko dindi. des ba tey ci wàllu politique ca Tivaouane moom ca commune bu Taïba Ndiaye ay militants yu Pastef bu gox bi ñuy wax Ndomor ñoom ñoo dal ne ànduñu ak coordonnateur bu parti boobee ca commune ba ñuy sax joxati baaraamu tuuma kii di El Hadji Ndiaye ne dafa daal di falsifier ay liste yoo xam ne dañ ko déposé foofu ca préfecture bu Mewane leeraleeg Mama Soukane. fii ci Ndomor nekk ci commune Taïba Ndiaye militant Pastef yi mere ba futtu kii di seen coordonnateur communal di El Hadji Ndiaye ñu yàqu ko nag lu mel ni xeme ba noppi di sàqu ngir mu tekki ndombal tànkam Modou Ka doon adjoint ki yor bépp massification ci parti Pastef bu Taïba Ndiaye. liste bi nga xamante ni nii présenté nañ ñu ko ñun waa Pastef ñun jàpp nañ ni suñu liste bokkul ak li nga xamante ni ñun moom la ñu tëggoon teg ko pour ñu mën ci dem campagne suñu coordonnateur moom moo ñu trahir avec la complice de mandataire waa Pastef communal ñu jël suñu ay matuwaay ne nag wax dëgg yàlla hélas àndatuñ ci pour mu jiite suñu parti bii di Pastef. ndaw Ousmane Sonko yi nekk fii ci Taïba Ndiaye di wax ni duñu amal benn campagne électorale jëm ci élection locale 2022 yi ndax nee nañ liste yi dafa am ay njuuj njaaj yi ci nekk waaye teewul ñoom ñile ñi nga gën a dëggal seen bopp ci biir parti Pastef. ba tax na ñun vraiment liste bi mënuñu ci demee campagne ñun waa Pastef dañuy jël suñuy matuwaay ñun ñëpp comme liste boo xamante ni gisuñu suñu bopp la ñu jëloon teg ko yooyu yëpp safaaje nañ ko def ci li leen neex donc ñoom dañ leen di bàyyi ak seen liste rek ñu continuer ñun ñu continuer suñu activité ci biir Pastef loolu aussi tamit moo tax wàññi nañ wala bàyyeendi nañ suñu yëngu-yëngu ci coalition bi parce que nag gis nañ ni zone Taïba Ndiaye bëri na ay yàqu-yàqu lu ko waral mooy kii nga xamante ni mooy le maire sortant di suñu maam Aly Lo def na fi 32 ans mais teewul ñu ngi bëggaat ñu joxaat ko juróom-ñaareel bi mandat. parti Pastef les patriotes di wax ni jëfinu workat yi nga xamante ni seen coordonnateur bi def na ko jëmul lu dul gàkkal image parti bi fii ci commune Taïba Ndiaye waaye ñoom ñi taxaw tem ne duñu bàyyi kenn di ko def Mame Astou Kane fii ci Ndomor rajo Futur Média. Mame Astou Kane jëm nañoo jokkoog coordonnateur bu Pastef ca Taïba Ndiaye di El Hadji Ndiaye nee nag moom dafa xaar ba conférence de presse bi mu war a amal du yàgg ñu waxtaanee xibaar bi ñu jot léegi-léegi Georges moom ma ko indil di nag ab tiis nit ki dem ci guddi ca boori hôpital Gaspard Camara daal ay groupe ndaw ñoom ñoo fa doon xeex am ñaar ñu ñàkk seen i bakkan kenn ki dañ koo jam paaka ki ko fa sax jam paaka fa la jaare daal di daw keneen ki moom da doon daw daanu ci moto mu jaar fa ñàkk bakkanam ñoom ñooñu nag ñàkk seen i bakkan ak sax ñeneen ñi amee gaañu gaañu ñu ngi foofee ca hôpital principal. rajo Sénégal jot na ab matériel bu am solo ci wàllu pàcc mi di nag lu jóge ci ab association bu ñuy wax FONHOP bokk ci nag international bi di doomu Sénégal di Idrissa Gana Gueye moom sax moom moo daal di samp boobu la association ñu nag indi lu toll ci 4 ci wàllu extracteur ci wàllu oxygène juróom-benn junni test artigénique waaye tamit ay masques yu bare bare ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr nag di ko rafetlu di sax ñaaxal doomu Sénégal ñu doon daal di ñàkku ji Nafissatou Ndiaye. Ce sont composés de 45 extracteurs d'oxygène, de 6000 tests antigènes Covid, de 20 000 masques. lii mooy limu matériel yi ñu nar a jagleel bërëbu fajukaay yi ngir mën a gën a xeex ak mbas mi di Covid-19 Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ ji ñu dénk wàllu wérgu yaram ak action sociale di ko rafetlu mi nga xam ne ni yey jumtukaay dinañ ko jagleel ñi ko yellool ci nu mu gën a gaawee. À travers ce geste, Idrissa vous répond. li nga def nii nag Idrissa dafay wane ni wuyu nga bu baax ci wootepp njiitu réew mi di président Macky Sall ngir nag ci li mu woote woon ngir ñu daan jàngoro ji di coronavirus. sa kuréel gi daal dinay joxe jumtukaay yu am solo te nag dama koy daal di jox ci ñi mu gënee gaaw li nga xam si moo di personnel bu première ligne bi. Du personnel de première ligne et dans le dispositif de prise en charge de la patiente. Idrissa Gana Gueye di ki taxawal association bi di FONHOP mi ngi ñu koy présenté. Notre association FONHOP
waaw suñu kuréel gi ay mébét yi mu am bëri na muy fii ak biti réew li nu bëgg daal moo di daal di taxaw bu baax a baax ci bëgg-bëgg dëkkaan yi waaye nag dañoo xam ne wér-gi-yaram moom mooy jiitu ci lépp lii nag dañ koy def ndax ay doomi réew mi lañ. Et en tant qu'enfant du pays, on a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour notre pays. ba tey ci wàllu woowu Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi ñaax askan wi ngir ñu dem ñàkku ji. Je vais à mon tour lancer un appel pour que les Sénégalais aillent. waaw maa ngi tàllal loxo askanu Sénégal yépp ngir ñu dem vacciné wu ji ndax nag gis naa ni fulaaluñu ko dara. Donc c'est un appel que j'aimerais lancer à cette occasion. naam sax mbas mi ngi tàmbalee wàññeeku nànk-nànk waaye warul tere askan wi ngir ñu wéy di sàmmonteeg digle kër docteur bu nu sukkandikoo ci Abdoulaye Diouf Sarr mu di ci toftal ni réewu Sénégal am na ay ñàkk yu doy. Malal Junior Diagne maa ngi leen nuyu. maa ngi laa fay Seydou Nour. naka nekk bi jeex na. tabarkalla première partie bi. jeex na bismillah ñu xaar beneen bi. ñu xaar deuxième partie bi daal laata ñu ciy dugg ñu waxtaanee football ak sénégalais yi gis seen équipe Sénégal bi qualifié na ci baraasu coupe du monde yi waaye la xale yi di football bëri na ci lu nu jàpp ni wares ko joyanti ngir mu gën a ñoŋ laataanoo yegg ci coupe d'Afrique ba Binta Camara moom moo def reportage si mbeddi Ndakaar wi. ginnaaw bés bu mujj ci éliminatoire coupe du monde 2022 li joueurs sénégalais yi wone ci match yi dal na xel ñenn ñi waaye ñu bëri dañoo jàpp ni xarañte bi des na lu bëri Ibrahima nee na moom gëmul ne équipe bi dina dem fu sori. équipe bi daal dafa des na ci wàllu di ñuy fubalee da ngay jàpp ne sax ay nit yoo xamante dañ leen dajale tey rek la tey la ñu war a fubal tey quoi parce que doo ci gis li nga xamante ni moom mooy tax ñu ne lii équipe la mais boo ko jëlee sur le plan individuel maanaam boo jëlee kenn par kenn ci seen club yi nga xamante ni ñoom lañ nekk da ngay gis ne ñoom macha allah ku nekk fi nga nekk di fa fubal yaa ngi fay am ay jaloore yu mag yoo xamante ni yaa ngi ko fay def mais daal bu ñu ñëwee équipe nationale daal vraiment bon doo leen xàmmee nag. comptable bii di lépp turam jàpp na ni équipe bi bëriwul yaakaar. coaching bi loolu sama xel dara amee ci tirage yi naar yi ñoom daa football bi ñuy football moo gën a set ñun football bi ñuy football coupe du monde bi non bu ñu génnee poule ci leen yem. Idrissa Sow moom nee na équipe bu baax la ñu yore te gëm na ne kanam la jëm. foog naa ne équipe bu ñu am mi nii équipe boo xamante ne parce que instant yi ñu nekk classement bi sooy xool classement numéro 1 fii Afrique instant équipe bu ñu am ak jour ñu am soo xoolee si goal défense ba si attaque bon kenn gënuñu. ci juróom benn jongante juróom la si équipe Sénégal jël ndam benn bi ndam demul ndam dikkul askan wi am nañu jàpp ni ñu ngi ci yoon bu baax bi waaye am nañu wax amuñu ci yaakaar bu bari. nu daal di ni moom Binta Ka moo def googule reportage tey jii danañu yëgali qualification yooya Côte d'Ivoire Cameroun danañu laale la ñuy xëccoo mooy première place seen groupe ngi dem barrage Algérie Burkina Faso itam faw nu amal ab jongante biti réew yi itam des ki fa amal ay jongante jëm ci qualification coupe du monde France moom qualifié na ba noppi waaye dafa yëgali ndax dina laaleeg waa Finlande Bosnie ak Ukraine Estonie ak waa République tchèque Pays de Galles ak waa Belgique ca Amérique du Sud moom tey jii jongante ba gën a fës foofa day dox diggante waa Argentine ak waa Brésil ñu ni nag Messi dina football bii lee jongante gannaaw ba amoon gaañu ba taxoon jongante gële weesu bokkutoon ñu ni nag ci wàllu waa Brésil yi ñoom Neymar mën na am ñu teg ko ci banc bi ndax am na lu mu yëg ci yaram wi luy ruux loo xam ne daal noppal ko mooy li gën a wér mooy li gën a wóor ngir moytul ko ay gaañu Bolivie dina laale ak équipe bi di waa Uruguay Colombie moom itam dina jouer ak waa Pérou ci wàllu football loola ci wàllu basket li ñuy daal di jeexalee ak tournoi de montée bu jigéen yi ngir xam kan moo war a yéeg si première division atub ren bi ñu ni tey jii nag Diamaguène mooy joué ak waa Louga basket club US Rail laaleeg waa Ziguinchor basket club Guédiawaye basket ak waa Flying Star Lawi Diouf équipe la buy joué ak waa US EPT AS Pikine basket Pikine basket club du AS Pikine basket club mooy joué ak waa Entente Kolda basket club joué ak waa Sibac. ma ngoog ma lañ ci ñoo jaajëf. ak RFM kumpa jeex na. xibaar ñeel Tchad dañ ci ànd ak Ana Rocha. ndaxte jëm lañ ci àndal. dal leen ak jàmm. cinéma ñaar fukki film ñoom ñooy bokk ci compétition bi jëm ci wàllu festival international bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu migration édition Afrique soowu jant ak Afrique du centre. si film yooyu ñu sélectionné bokk na ca Maison Bleue bu Amédine Kane ci catégorie long métrage am na yeneen ñaari film timit ci catégorie court métrage présentation 6e édition bu festival boobu nga xam ni fas yéene nañ ko door ñaar fukki fan ci weeru novembre bi ci Ndakaaru ñoo ngi ko doon amle démb ca Maison de la Presse.
Anna Rocha. La Quête di ab film animation ñu produire ko atum 2019 ak léegi waaye nag gulet ñu war ko présenter ab public kii di productrice bi nekk itam scénariste bi Marie Ndiaye bég ci lool. li ñu bëgg wax ndaw yi mooy li ngay wuti li ngay jëgaani mi ngi fii que autorités yi nekk ci dëkk bi war nañu def tout pour que xale yooyu am le choix entre dem ak toog mais ñoo ngi wax ak bitim réew parce que aussi ñoom it am nañu responsabilité ci mbëkk bi. juróom-benneeli édition festival international du film sur la migration war a doon itam occasion ngir wone ay way tukki yu dellu si léegi nag ay volontaire la ñu ci biir organisation internationale des migrations ñu daal di leen tàggat ci lu jëm ci wàllu création de contenu bokk na ci ñoom Aïssata Ndiaye réalisé na benn film court-métrage dippee ko Sous mes pieds jégleel ko way tukki yu jigéen yi. mooy fexe su ma sañoon ba jigéen dootul jël yoonu gaal ndax gis nañ ni ñoom ñoo ciy gën a loru ndax ci wàllu feebar xam nañ jigéen ñi ñëwaat ak ay ëmb ñi ñëw ak ay feebar et li leen di xaar tamit mooy stigmatisation parce que góor jël na gaal joxoñ nañ ko rawatina jigéen. film bi di La forêt de Djibril moom la ñu fas yéene projeté ci cérémonie d'ouverture bi dina am nag diirug festival gi yépp ay projection topp ci ay débat ci diwaanu Dakar Thiès Tambacounda ak Ziguinchor. jury international bu boobu festival professeur Magaye Kassé ca la bokk bu ñu sukkandikoo ci moom critique de cinéma bi mu ni baax na lool ñuy yar lii di askan wi ñu jéem a xam lépp lu jëm ci wàllug migration rawatina la ca baax ak la ca bon mu ni lu ni mel moo tax ñu samp boobu festival ñu déglu ko moom professeur Magaye Kassé ak Anna Rocha. nit ñi dañuy gis ne nit day yeewu ne damay dem bon dem comme ni ko Youssou Ndour di wooyee dem ndax lan. bon ndax lan ñu ci bëri dañu yaakaar ne que booy dem rek dafa fekk ne li nga bëggan fii nga nekk amatuloo ko moo tax ngay dem nit ñi dañ dem sax ba ñu jox la ay jumtukaay jox la xaalis ne la boo demee bu ñu fàtte mais dañuy fàtte ne aussi que li ñuy wax migration maanaam jóge ci bërëb dem ci feneen dafa am ci biir Afrique ba pare mais am na ñu bëri ñu dem ci anam yoo xam ne ñii anam yu jaadu la di dem di dellu si lañ fa jëlee ñu bokk kook nit ñi fii ci seen xam-xam ak seen xariñ mais loolu lépp dafa nekk loo xam ne li ci biir migration bi dafa bari ay façon cinéma nag dafa war a wone façon yooyu yëpp ne migration du rek boo demee dee. loolu moo tax aussi li ñuy wax wone li ñuy woyee ci tubaab image maanaam gisal bi ñuy cinéma di joxe boo ko jàngatee da nga ko war a jàngat boo xam ne bi dana la jariñ moo tax aussi film yi ñu tànn pour que ñu am xarañte xool ko ne yii film daal affaire migration yii ñoo ci gën parce que ni muy wax ak nit ñi ak ni ñu waxee histoire bi nit ñi bu ñu ko gisee danañ ci am lu ñu ci jëlee. tey la ñuy teg commission bi nga xam ni moom mooy becci lépp lu jëm ci wàllu collection sénégalaise yi nga xam ni dañ leen a dencoon fële ca ay musée ca biti réew ndaje mi di am ci musée des civilisations noires yaa ngeen jëf ci déglu